télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak suñuy programme fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi li ci gën a fës moo di doxub ñaxtu bi nga xam ne kuréel gi jaboote ñi retraité ñi nga xam ne seeni borom kër dañoo génn àdduna ak ñi seeni wajur làqu di orphelin tey ji amal nañu ko doxub ñaxtu bi nag càkkutéef la bokk na ci ñu yokk pension bi ñu jagleel ñi seeni borom kër génn àdduna waaye tànn juróom-ñaar ci ay retraité ngir ñu bokk ci conseil d'administration bu IPRES yi ak yeneen i ponk bokk na kon ci li leen doon ñaxtu danañ leen teewlu ci xibaaru timis yi diwaanu Bambey foofee askan wa fay yeewoo nelawutuñu ba yandoor sabab li moo di ñàkk kaarange goo xam ne ñoo ngi koy dund bu dul ay woyu yu leen sonal di ay sàcc yoo xamante ne ji fu ñu leen jekkoo def leen ko tax ñu bëgg ñu wutal leen ak kaarange doore ko nag ci lampi mbedd diwaanu Kees kilifa yee yore wàllu cet ga foofee taxaw ci école li set laata kon ñuy ubbi lu ni mel a tax kon waa service d'hygiène waa ministère éducation nationale àndandoo ak waa UCG lu toll ci école ya fa ñu natt leen ci junni école élémentaire ak it ay écoles yu bari yoo xamante ne ji kon bëgg nañu leen a nettoyer. wàllu tàggat yaram football équipe nationale bu Sénégal di dalal jamono ji fële ci stade Lat Dior bu Kees équipe bu Namibie ñu war a football mu ñeel qualification coupe du monde Qatar 2022 Sénégal moo mëneegum ndax moo dugalugum benn bal kii di Idrissa Gana Gueye mooy ku dugal bit bi nga xamante ne ji moom la Sénégal am mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci xibaar ngeen taaxirlu ñu faram fàcce leen ko. association gi jaboote ñi nga xam ne ñooy ñi retraité ñi nga xam ne seeni borom kër dañoo génn àdduna ak ñi seeni waajur làqu ñooña tey ji ñoo daje amal ab doxub ñaxtu dox bi nag liñ cee jublu bokk na ci daal lii di allocation yi jox ñi seeni borom kër génn àdduna ñu daal di koy yokk bëgg nañu ñi tànn juróom-ñaari retraité boole leen ci conseil d'administration bu IPRES ak yeneen ponk yoo xamante ne ji leeral nañu ko ñu ànd ceeg Cheikh Diop. ay mag lañu jamono yi nag ñu dem à la traite ñoom ñi le di dund ak ay jafe-jafe yu mag lu ni mel ki leen ko teg bu ñu sukkandikoo ci seeni ay kàddu du kenn ku dul institution bu prévoyance retraite du Sénégal. mënuñu faju d'abord fii amul fenn fooy dugg nga faju boo demee prise en charge fële ñu ne prise en charge amatul parce que hôpital bi arrêté nañ ko IPRES fayul. ay at a ngi nii nag li nga xam ne moom moo di ak conseil d'administration bu IPRES coppi wuñu ko benn yoon ñi la itam di sàkku rek ñu daal di tëggaat yenn ci ay textes yoo xamante ni rek moom moo ñeel bi la institution. parce que texte yi ni mu nekk nii tax na ba loolu ndax ñu def ko ci tey boo dee article 11 ci texte bi daf ne lépp loo leen cotisé ressources yëpp ak intérêt yi nga am yëpp bu ñu ko jëlee 10% mën nañu ko jël ci taxes yi ça veut dire que bu ñu amee 150 milliards sa année bi dañuy jël 15 milliards même bu ñu ko soxlawul dañu koy jël parce que texte yi mën ko permettre texte yooyu moom la ñu war a changer texte yi dañ ne article 27 ñu ne conseil d'administration ñoo yor pouvoir yëpp mais conseil bi dafa délégué pouvoir yi le PCA le président du conseil d'administration moo tax muy loolu tax président def lu ko neex diggante article 43 ba 48 vraiment dafa am loo xam ne état war nañ ko def mais defuñu ko président du conseil d'administration il est là-bas depuis 2012 mu ngi foofu 2013 mu ngi foofu te on a dit 2 ans renouvelable. ci loolu itam ñu sàkku ci gouvernement bu Sénégal mu daal di sóob loxoom ci li nga xam ne ay jafe-jafe la te ñu du ko dund. état mi jóg parce que état moo war a protéger nit ñi état moo war a protéger les biens communs des citoyens moo tax sax ñu bëgg statut spécial pour IPRES. maire ba futt la ñu def lu ni mel waral li ñu daal di wàcc ci li nga xam ne moom moo di mbedd yi amal ab doxu ñaxtu ngir rek wax li nga xam ne ay jafe-jafe la ci ñoom. ñu sàkku itam ñu daal di rek dikk ak i saafara ci li nga xam ne moom la ñu dund ci les jamono. geneen kuréel mu di collectif gi jaboote ñi doon liggéey te Matforce te ñu dàq leen ñu toll ci juróom fukk ak juróom-ñett ñoom it tey ji amal nañu ab janook taskatu xabaar yi wane nañu fa maire moo xam ne mere nañu ko directeur général bu Matforce di Mouhamadou Sow la leen metti mooy ba ñu leen dàqee ñu topp yëf yi ci yoon ba yoon jox leen dëgg ba fi mu nekk nii fayeguñu leen seen ndàmpaay toll ci ñaari téeméeri million ak juróom fukk ñàkk a jot googi ñàkk a jot ndàmpaay li bari na lu mujj nee jafe-jafe bokk na ci ñu seeni doom ñu dàqe leen l'école ñii seeni kër tas ci nee nañu sax am na ñoo xam ne war nañoo am ci xaalis boobee te faatu nañu wuute ko loolee lépp nag li ñu bëgg ñu teel ci jëli matuwaay njiitu réew mi Macky Sall la ñuy sàkk mu dugal ci loxoom dañ ci ànd ak kaddu yi Jacques Sarr moo amee seen kaddu ñu déglu ko Pafara Ñing. 58 personnes depuis 4 ans maintenant ñu ngi licenciés mu ànd ak 7 mois d'arriérés de salaire booba ba tey malgré am nañu avocat gagné ay procès ba tey mënuñoo jot 1 franc ci suñu nga xam ne moom la ñu yoreel
alors comme def nañu suñu démarche yëpp au plan juridique ba sonn amuñu gain de cause loolu moo waxal suñu conférence de presse tey jii dañoo defoon benn sitting ci kanamu Matforce loolu metti ko parce que bi ñuy def sitting dañ doon kaas ci arriérés de salaire yi loolu metti ko trop mu ne ñu nag comme léegi dañuy def sitting dinañu won ne moo ñu ëpp doole on va souffrir lu raw ñi nga xam ne moo doon comme licencié travailleur waa Air Afrique et depuis 4 ans ñu ngi nii malgré gagné nañu procès yi ba tey mënuñu jot suñu xaalis on se pose la question mais moom ban réew la ñu nekk pourquoi donc lu muy wax mu ngi bëgg a am gain de cause suñu kaw. 58 employés ça veut dire 58 familles connaissant quand même les réalités sénégalaises ma ne la am na sañu décès ci ñun am na divorcé am na ay élèves dàq nañ leen le mal est profond. feneen fu ay ñaxtu am moo di ca diwaanu Bambey askan wa fa yeewoo ñoo nelawatul ba yandoor ñàkk kaaraange gu ñuy dund ak samba boy su leen sonal 8 nee na ñu nag la ko gën a jur bokk na ci dëkk baak na mu lëndëmee lampi mbedd amu fa muy coono bopp ñu ngi koy dund Babacar Diouf. ñu ngi dëkkee ca paj gànnaaru commune bu Bambey seen digganteeg Seera matut sax kilomètre askan wi yeewoo ci quartier bi ñuy woowe Almadi ci Bambey ñoom de nee nañ seen kaaraange dafa des. nañu fii nga xamante ne ñooy sancaan yi ñuy wax Almadi ñun sonn nañu ci waxal jàmm dañoo bëgg ñu dimbale ñu te yàlla tax fii amul ay lamp amul dara courant baa ngi nii poto lamp yaa ngi nii waaye ñun gisuñu lamp yëguñu ne Bambey am na maire. sàcc si sonal leen lool. ba yenn saay sax dañuy xeex ak ñoom pour yóbbu li nu am. keroog dong la ñu dajji sama kër dugg jël ci sàcc barke dem sàcc bi del si waat moo tax ñu sonn woo la ndax nga dimbali ñu Macky Sall dimbali ñu ndax ñu xam ñu am courant am ndox dara doxut fii koo dàq barke dem sàcc bi dañ koo dàq mu taxaw ak ñu di risque pour xeex ak ñun. quartier bi nga xam ne li ëpp li fi yeewoo ay jigéen la dafa mel ni defkatu ñaawteef yi dafa am leneen lu ñuy lal ci seen i pexe. góor amu fi ñaari góor a fi am keroog ak sama waa ji dañoo dàq sàcc ci biir gotti ba sonn waaw sàcc yi nag léegi moom 8 heures lay sàcc si 8 heures lu gën a dee 8 heures xam lu bon mën na ñëw violer xale yi jigéen ñi wóorul xam nga kuy sàcc si 8 heures sàcc tax ko ñëw. lu ci mënti xew ñoom yenn say ñu gis police di def patrouille wante nee nañ doyut seen sécurité daal kaaraange gi dafa war a gën a yokku. fexe ba école yi set laata ñuy ubbi école yi loolee mooy bëgg-bëggu ministère éducation nationale mu àndandoo ci nag ak ministère hygiène publique ñu lëkkaloo ci ak waa UCG lancement yéene jooje ca diwaanu Kees la ñu ko doon amale Cheikh Anta Diop. ñu taamu ngir setal l'école yi laataañ muy ubbi ñu fësal ko fii ci diwaanu Thiès doore ko ci école bi du Sud-Estat ànd ci ak waa UCG jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor wàllu urbanisme habitat ak hygiène publique lëkkaloo ak jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor wàllu njàng meeg njàngale mi door ko fii. bu ñu jàppalantee ku ci nekk sa bànqaas bu nga yor garab gi taxaw moo tax ñu jàppalante ñun ñi ñu ne nañ bokk liggéey bi ci école yi yaa ngi waaj a ubbi UCG dugal ci loxoom. ñun ñëpp ñu jàppandoo ba élèves yi le 14 octobre ñu mën a jàng ci ay conditions yu rafet ma bëgg nag itam féliciter bu baax UCG ASC yi tamit ñu bañ a yem rek ci football bi mais ñuy dugal leen ci biir ba nga xam ni ASC yi ak élèves yi mën a yore li nga xam ne mooy bésub setal ñu wàññi politique bi ci biir ñu wàññi folklore bi ci biir. ubbi tey jàng tey lu ñu war a fësal ren ji jëwriñ ji yor wàllu njàng meeg njàngale mi wax na de lu ñu war a yaatal la ci réew mi ndax ndongo yi bañ a tardé benn yoon ci seenam njàng. yàgg nañu wax ne concept ubbi tey jàng tey ñun commencé nañ ko ñu ngi ci 21e année boo xam ne moom mooy chaque fois que suñu naree tijji école yi ñu jël semaine boo xam ne ñu ngi di jéem di nettoyer waaye apport bi ñu gis ren. avec l'UCG avec le ministère de l'urbanisme mon jeune frère Abdoulaye Sow lii mësuñu ko gis. setal l'école yi laataa ndongo yi di ñëw ñu ci bëri nag bëgg ci lool rawatina ndongo yi nga xamante ne nee nañ li ñuy sàkk moom mooy fexe nag ba bërëb yi ñuy jàngee mu set mucc ayib ñu mën faa dugg toog jàng fa ci xel mu dal. ginnaaw njàng mi ñu waxtaane wàllu mbay mi ak campagne bi ci njënd ak njaayum gerte mu di traitu gerte gi ñi ngi koy waajal ña cay yëngu ñoom it di ko waxtaane bu baax a baax moo sababoon kon ndaje mi ñu amal ca diwaanu Diamniadio mu dajale ñii di huiliers yi semenciers yi ak it ñi nga xam ne ñoo di kilifay état bu Sénégal doonoon ci teewaay jëwriñ gi ñu dénk wàllu mbay mi ñu ànd ceeg Abdou Diouf Diagne.
ngir ñu mën a am campagne njaayu gerte mu ñoŋ xalaatu ñëpp la ñu war a jël ab réunion daal di nañu ko ci amal ca Diamniadio ngir nag daal di fexe ba ku nekk joxe xalaatam. campagne dañ koy waajal li ñuy ñorle mu bëri mu néew suñ ko waajalul rek day am ku jekk am ku jekkati te buñ bëggee nag ñi nga xam ne ñooy toppatoo jiw wi ñi nga xam ne ñooy yore usines yi ñi nga xam ne ñooy transformé ñi nga xam ne dañ koy génne bitim réew kenn ku nekk gis ca sa bopp dañ koy waajal ba njëkk nag mooy xaalis am ndax campagne ba mu ko koy wax faaw xaalis génn te ñuy jógee bitim réew wala ñuy génne gerte gi nag ñoom dañuy waajal seen bopp ba xaalis bi nee na fi. ci ñaari at yi ñu génn ñi nga xam ne nag ñooy yëngu ci wàllu soppar ñi gerte gi diwlin na ay jafe-jafe yu tar lañ doon jànkonteel la ren ji nag ñu bëgg ñu beral leen loxo. ñëpp gis nañ ci seen bopp mais huiliers yi ñu ngi ci waroon gise seen bopp gisewul ñoon seen bopp ci campagne bi. góolu ren ba ñu am régulation dynamique bu nga xam ne dina may producteurs yi muy baykat yi ñu gën ci ñu continuer ci gis seen bopp exportateurs yi naam di ci gis seen bopp waaye transformateurs yi aussi muy huiliers yi artisanaux yi ak industriels yi ñoom itamit ñu mën ci gis seen bopp. lu xeex bi tar-tar warul tax nag ñu fàtte njariñ li nga xam ne jiw wi daal dina koy am président union nationale interprofessionnelle des semences di artu nag ñi nga xam ne ñooy acteurs yi. ñun ñëpp war nañu ràññee ne jiw yi ak lu mën a xew lu xëccoo bi di tar war nañu fexe ba ñun ñëpp ku nekk jël sa bët teg ko ci jiw yi ba nga xam ne bi jiw yi kenn du ko transformé jiw yi kenn du ko exporté jiw yi man fee des baykat yi campagne bële di ñëw ñu mën a am en tout cas stock boo xam ne bi dina mucc ayib ci wàllu quantité waaye mucc ayib aussi ci wàllu qualité. jëwriñ ji ñu dénk wàllu mbay mi nag nga xam ne moo doon président ndaje moomele di sàkku ci acteurs yi nag ñu daal di joxe xalaat yoo xam ne ñoom ñëpp bu ñu ko boolee ku nekk dina si mën a jariñu. mbirum meew mi ma ngay dox bu baax a baax ca diwaanu Dagana li koy firndeel moo di ci at mi rek jot nañu fa ratagum lu toll ci 2 millions ak genn wàll ci ay litres yi meew mu di mbir moo xamante ne ji li muy jur ci koom bari na lool ne bu ñu ko xayma at mu nekk lu mu gàtt gàtt juróom-ñaar fukki milliards ci suñuy koppar yëf yi dana ko génnee la cay ñuul kay moo di ña cay yëngu ñoo ngi ki jafe-jafe yoo xam ne ku leen ci jàppale ñu jël ndax dañoo gis ne bokk na ci li tee dox bu baax a baax liggéey bi ca na mu waree Ousseynou Diop la ñu ci yàndal. sàmmkat yi nekk ci région bu Saint-Louis rawatina ci département bu Dagana ay jéegu yu am solo la ñu def ci wàllug njaayu meew mi at bële ñu génn 1 million la ñu jaayoon ren jëlee ñu jaay 2 millions ak genn wàll nee nañu nag atum 2022 war nañu mën a egg ci 4 millions ngi litres. junni éleveur ak ñeent fukk yoo xam ne ñu ngi joxe meew te ñu am yaakaar tamit fii ak at bii di ñëw dinañ dem si 4 millions litres meew te dinañ dugal si xaalis lu mat milliards si xaalis ci biir éleveurs yi. seeni doléance bokk na ci yoon yi nga xamante ni war nañ fa mën a jaar dëkk yu sore ñu fa war a jëli meew mi ñu ni loolee bu fekkee nguur gi taxaw na ci jafe-jafe yu ni mel dina mën a dëddu. jafe-jafe yoo xam ne yi tamit bëgg nañu dimbali si ndax am na foofu soow nekk foo xam ne fi dafa xaw a enclavé il faut ñu am ay chambre de froid am ay piste yoo xam ne yi mun nañu dem foofu mun a récolter meew mu indi ko jàpp naa ne nag tey région yu bare wala département yu bare daañu jéem a photocopier ci lii ñu commencé ñun def. élevage bi ci département bu Dagana nag mi ngay def ay liggéey yu am solo département bi sax bokk na ci département yi nga xamante ni meew bi fi lay gën a jógee ci Sénégal ñu koy tasaare ci biir réew mi. Au niveau national amul benn département bi nga xam ne eggum na foofu dans la production de lait donc si on aussi parmi les élites dañ ci bég di ci kontaan xam ni lu ñu doon def démb benn daañ ko def fukk ba fukk ak juróom. ñoom sàmmkat yi seen i kàddu nguur gi daf leen war a gën a mën a jàppale ndaxte jàpp nañ ni njaayu meew mi bu fekkee ni fonk nañ ko la ñuy jéggaani fii ak ay at yu néew dina mën a dakk. ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre ci la ñuy amal foire internationale bu Kaolack ñu fay xaar nag lu mu néew lépp junniy participant ngir ñu war caa bokk kilifa yi di sàkku ci bu ñuy ñëw ñu wàccoo bu baax a baax ak li nga xam ne kër docteur digle na ko ngir moytu lu lawal woppi coronavirus yi donte sax nemeeku nañ mi ngi dellu gannaaw waaye gën cee taxaw day li gën a war xam leen nañu ne dana am benn stand boo xam ne wàllu vaccination lañ koy jagleel ci boobu les foire dañ ci ànd ak Pape Mbaye Diaw. gannaaw ba nga xamante ni foire internationale bu Kaolack amutan daaw nag ndax Covid 19 bi ren jii daal dinañ koy jàpp le 28 octobre foire boobu nag dina dalal lu toll ci 1000 participants waaye naam jamono ji nemmeeku nañ ne kaaw Covid 19 yi wàññeeku nan mais li ëpp ci ñi nga xamante ni ñoo fas yéene teewee foire boobu ay sénégalais la ñuy doon ki ko xamle président chambre de commerce bu Kaolack. participants yi bon bii danañ passe 1000 ñun daal prévoir nañ lu 1000 stand yoo xam ne nii dana yokku na incha allah ouverture yi. gën nañ ko yaatal pour mu gën a am ay plusieurs accès parce que booy def lu mel ni da ngay xalaat en cas de évacuation tout ça mais lépp dañ koy liggéey ak service de sécurité ak service d'hygiène bi léegi pays yi nag vraiment 30 pays ñoo daan ñëw on attend plus mais
comme li ñuy xamee rek nañ ko xamee mesures sanitaires yi ak déplacement yi dafa jafe waaye incha allah danañ ko remplacer ak ay expositions nationaux et je pense que tamit dana yokk. teewul ba léegi ngir ñu gën a moytu jàngoro ji gouverneur bu Kaolack di xamle ne dinañ def benn stand ca foire ba boo xamante ni dañuy ñàkk nit ñi boole ci tamit dispositif sanitaire bi dinañ ko fa respecté. pour relancer koom-koomu région bi foire bi dara njëkku ko ci moo tax ñu ne dinañ ko accepter pour accompagner leen ñu organiser ko mais ci kaw nag ñu xam ne feebar bi mi ngi fi booy dugg si. ak ci biir stand yi yëpp ñu def fa dispositif bu nga xam ne ku ñëw di participer depuis visiteur beeg exposant beeg ku fa nekk rek sa masque da nga ko takk da nga mën a jël say gel jël say matuwaay. gannaaw occasion la aussi ba ñu ngi ci campagne vaccination man danaa waxtaan tout à l'heure ak médecin chef de région ñu xool nan lañ fa mën a defee benn stand bu nga xam ne dinañ di mën a vacciner nit ñi. ci juróom-benneelu foire internationale bu Kaolack bi nga xamante ni nag dafa war a door le 28 octobre jàpp le 14 novembre parrain bi Cheikhna Islam El Hadji Ibrahima Niass la Mauritanie moo doon dëkk bi nga xamante ni moom lañ ci invité. waxtaanee wàllu politique ak coalition Yewwi Askan Wi commencé dundi jafe-jafe Bamba Fall ma ca bokkoon génnaan na ca moom Bamba Fall sax taxawal geneen kuréel goo xamante ne ji mouvement Médina ci xol yi la ko tudde noonee la fas yéene demee ci élection locale yi xamle na ne jafe-jafe yi ci biir coalition buñ ko teelu te lijjanti ñeneen danañu dem ne moom Mamadou Fall. dem ba mënatul muñ yenn ci agissement yi nga xamante ni ñenn ñu bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ñu ngi koy def Bamba Fall daal di ne kon génn boobule coalition nga xamante ni ci kujje gi la bokk li waral li ni mel nag bëri na lool. article boo koy commandité Malick Samba da nga koy ñemee signé wante boo ko ñemewul signé amoo fit kon li ma leen di wax am na ñoo xam ne nii dañoo xamul ni coalition bu ma bokk tey rek sama kóllëre ak Khalifa Sall tax ma bokk ci wante coalition yaakaaruma ko pour gagner Médina sunu bilan moo ñuy falaat Médina sunu àndandoo moo ñuy falaat Médina sunu liggéey moo ñuy falaat Médina sunu Pastef moo ñuy falaat man yaakaaruma gagné Khalifa Sall pour gagner Médina yaakaaruma ci Khalifa Sall yaakaaruma ci Sonko yaakaaruma ci coalition waa Médina kese laa ci yaakaar. moom ba tey mu ne mu ngi ci ku jéggi meeru Médina bi ay militants mu porté ko ci rek lu matul benn fan juróom benn million ñu teg ko ci yoxoom ngir kon mouvement bu bees bi nga xamante ni moom la taxawal Médina ci xol yi. njëkkanteeg rayante baal nañ leen ko parce que ñun amuñu jot di tontonteeg di tontu ñu tekkiwul dara comme que ñun yaakaar nañ suñu bopp Khalifa Sall àdduna du yàgg ba ma wax ko lu ñaaw ndax mu sama magu xol la sama magu bopp la wante comme que am na ñoo xam ne xamuñu seen bopp il faut ma bàyyi leen ñu xam lu ñu tekk ci Médina kon li ñuy xëccoo may naa leen ko baal naa leen ko ànd ak waa Médina ñu ngi tudd waa Médina ci xol kon bis ni ki tey coalition bi ñuy demee élection mu ngi tudd Médina ci xol Médina au cœur. Bamba ngi yëgal mbooleem membre yu Yewwi di leen avertir nii am na ay doomu aadama yoo xamante ni ñu ngi saboté lii di esprit coalition bi de laataa nag mu ci yokk ni ñeneen dañuy génn bàyyi boobule coalition ni moom. ñu doon ànd ak Cheikh Tidiane Gadio te mujj démissionné ci parti bi di MPCL taxawal nañu seen alliance bopp alliance bi ñu ngi ko tuddee alliance des forces africaines pour le développement di mouvement boo xamante ne ji liñ ci bëgg daal bokk na ci jote ca mairie bu Hann Bel-Air ba lépp loo xamante ne gis nañu ne ay rëq-rëq yu fa am la ñu jubbanti ko dañuy déglu coordinatrice bu boobile mouvement soxna Mariam Mbacké lay wuyoo ñu déglu ko ak Alassane Ba. xam nga les partis politiques gardent les portes largement ouvertes. kuy ñëw yaay indi sa bopp booy génn yaay génne sa bopp ci cadre boobu rek la. AFAT moom mouvement la boo xam ne ce n'est pas seulement local mouvement la boo xam ne mouvement local la national et international africain ndaxte ñi ko formé ci seen qualité la ci seen vision la ci seen compréhension ci seen dëkk ak ci bitim réew. donc ci loolu day reflété wu ci constitution de ce mouvement bu fekkee ne ñun dugg ci mouvement boobu dugg nañ ci commune Hann Bel-Air nekk fa maire bu ko yàlla dogalee dinañ changer lu bari ci gox bii nga xam ne nii mooy suñu dëkkuwaay depuis plus de 20 ans. may yi nga xam ne moom la yàlla may Hann Mariste muy nature am maanaam muy lu mel ni parc de Hann lu mel ni jardin yi nga xam ne amatul ci Dakar daanaka
boo demee ci yeneen koñ yi nit ñi dañuy étouffé ndax xat fii boo ñëwee c'est constitué en îlot bu nekk am na lu mel ni fii ñu taxaw nii tey te gis nga ni mu mel commune bi musta taxaw fii musu ko bale te suñu commune bi ci commune yi gën a mag Dakar la bokk bu dul 3e commune dina ma jaaxal ak budget boo xam ne kenn ñi ma koo tudd ku ko tudd daanu ci suuf. Conseil sénégalais des femmes di COSEF xëy na tey jii ndajam waxtaan woo xam ne lam ci jublu mooy fexe ba jigéen ñi ak xale yu jigéen ñi gën a am dooleek dayo ci parti politique yi waaye ci société civile bi loole ki ñu ko leeralal moo di présidente bu COSEF Rokiyatou Gassama lay wuyoo ñu teewlu ay kàddoom. jigéen ñi dafa am lu bari li nga xam ne daf leen manqué donc loolu leen manqué COSEF taxaw wut ay partenaires am ne daf leen di renforcer. du renforcer jigéen ñi rek mais day renforcer ñi nga xam ne ay ndaw lañu donc tey ay ndaw la ñuy renforcer ñi nga xam ne ci parti politique yi la ñu jóge ñi nga xam ne ci syndicat yi la ñu jóge ñi nga xam ne ci organisation société civile la ñu jóge mais également jóge ci fukki région yeeg ñeent yi nekk ci Sénégal donc taxawaay bi ñu am tey mooy àddina day dox dëkk day dox donc à chaque étape dañu war a xayma li nga xam ne loolu moo manqué xale yi wala loolu moo manqué jigéen ñi pour mën leen a accompagner ci accompagnement boobu la ñu nekk ñu teg ay formation yi nga xam ne ñu ngi ko dooree 2020 ñu jël benn groupe 2021 aussi ñu jël beneen groupe ma fàttali ne groupe boobu toujours parti politique yi secrétaire généraux yi ñoo ñu koy yónnee organisation société civile ñoo ñu koy yónnee alors donc suñ ñu yónnee ñooñu ñu tàggat leen parce que ce sont des Sénégalaises donc ñu tàggat leen en perspective non seulement des élections mais en perspective aussi pour qu'elles soient renforcées dans leur parti pour qu'elles soient renforcées également dans leurs organisations. jeexale xibaaru timis yi ak wàllu tàggat yaram Sénégal di football ci stade Lat Dior bu Kees ak équipe bu Namibie match boobee ñuy football kon mi ngi jëm ci qualification coupe du monde Qatar 2022 ni ñuy waxee nag Sénégal moo mëneegum ci match bi moom moo dugal benn butub Sénégal bi kii di Idrissa Gana Gueye moo ko dugal match ba ak résultat ba ak na mu tëddee des na ci dellu si ak yéen ci suñu yeneen jotaayu xibaar foofee mbokk yi fa la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi 20h xibaar yi ne dellu siwaat ci TFM ci tubaab ak soxna Naata Mbaye yàlla nañu yàlla doole jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm